Touba ca kanam. wajalilaayi maskani Touba baat misras mi abijaayi xayri manabaat. dafa bokk ci liggéeyu Touba ca kanam mu wuyu aw turam mooy lépp luy jëmale dëkk bi ca kanam Touba ca kanam da ci dugal loxoom ndax ci loolu ci la juddoo ànd koog mbokki taalibe yi weer bu nekk kenn ku nekk ci ñoom joxe ñaar téeméer ñu boole ko di ci liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi. lu jëm ci leeraayu dëkk bi nag doon benn pàcc boo xam ne dafa am solo ci wàllu développement ak sécurité Touba ca kanam bi mu tàmbalee ba léegi loolu xelam mi ngi ci musu cee jóg di ci dox ay jéego daaw commencé nañ ko ak lampe buntu kër yi ba indi woon ci lu toll ak junni ren ñu yokk ko indi ci lu toll ak 3000 lu jëm nag ci lampe poto lampe yi dañoo gis ne moom jafe-jafe bu rëy la boo xam ne nemmiku nañ ko ci dëkk bi ci ak lëndamaay gu metti ñu ne kon ren nañu fexe ba programme Touba ca kanam ñu dugal ci lu jëm ci lampe yi jëm ci poto lampe yi bokkut ak lampe buntu kër yi ci biir loolu nag ci la ñu commandé luy tolloog 1960 lampe doon ñaari junni yoo xam ne manqué nañ ñeent fukki lampe laataa ñu ciy dugg nag ni ñu baaxoo def mooy dem ci ñi nga xam ne ñoom lañ ci war a seqal ñëpp ndax xam ngeen ne éclairage public dafa bokk ci domaine yi ñuy wax domaine compétence transférée ci communes yi ñoom ñoo ko war di toppatoo moo tax laataa ñu ci dox ab jéego dañoo dem ci commune bi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom biñ ci jógee ñu dem Sénélec am nañ ci pàcc ndax courant la ñuy wax ñu toog ak ñoom waxtaan ak ñoom dem préfecture sous-préfet waxtaan ak ñoom ci biir waxtaan woowu nag ci la ñu génnee woon ay xalaat ba xam ban modèle lampe moo gën ak ban tibu lampe la ñu war a jënd ci la ñu gisee ne kon jafe-jafe bi fi nekkoon biñ ko jàngatee dañoo gis ne lampe yi problème majeur bi doon am ba tax du tàkk ni mu war a tàkkee mooy contacteur lañ doon am ak horloge nga xam ngeen ne lampe yi dafay am appareil yoo xam ne mooy régler heure bi mu war a tàkk ak heure bi mu war a fay bu dee lampe yii fi nekkoon te lampe appareil yooyu lim doon am problème dafa bari ginnaaw bi ñu defee ay jàngat waxtaan ak ñi mu concerné ñu ne kon nañu méngale ñun lampe yu ñu jënd ak fi jamono toll ci wàllu avancement technologique ci avancement technologique boobu ci la ñu xoolee ne kon nañu jënd ay lampe LED parce que LED moo gën a économie ba pare leeraay bi nga doon am fee mën nga ko am ci LED yemu ci ñu ne kon contacteur boobu nga xam ne ak horloge boobu nga xam ne da doon poser problème nañ ko adopté ci lampe bi mu nekk sous forme d'intelligence artificielle nekk benn capteur intelligent boo xam ne bu guddi jotee bu lëndëmee rek lampe bi day tàkk bu leeree lampe bi fay. di fàttali aussi ne boo bëggee xam 2000 wala 1960 lampe yi ñu indi nekk ñaari junni yu manqué ñeent fukk ban dayoo la am. boo ko doon installé ci distance su 30 mètres ndax lampe yi li ci ëpp ay 30 mètres lay am guddaay bi mën naa dem 60 kilomètres pour nga xam nu mu toll. corniche Touba bi bu ngeen ko xoolee 16 kilomètres la 16 kilomètres yëpp boo ci defoon 500 lampes day doy corniche bi yëpp te 500 lampes boo ko génne woon ci 1960 yi day mel ne boo ko xaajoon ñeenti xaaj benn xaaj bi nga installé mu des yeneen ñetti xaaj yi pour wax leen quantité lampe bi nga xam ne moom la Touba ca kanam indi ni mu toll. yemuñ ci tamit ndax yéene ji mooy tàmbali ko ren. fas yéene mu wéy ndax gis nañ ne insécurité bi bari na trop ci dëkk bi te bokk na ci li ko mën a saafara mooy éclairage bu doy da cee bokk benn la élément essentiel la ci sécuriser dëkk bi yokk kaaraange gi fexe ba dëkk bi leer ba nga xam ne defkatu ñaawteef du mën a làqatu fenn di def li mu bëgg a def. zones yi ñuy intervenir mooy zone yoo xam ne discuter nañ ci maanaam waxtaan nañ ci ak commune bi déggoon nañ ci ñun suñu intention maanaam suñu bëgg-bëgg mooy. fépp foo xam ne mbedd mu mag la wala bépp bërëb ci Touba rek ñu fexe ba mu leer waaye kon xam ngeen ne am na ay lampe yu fi jot a nekk actuellement te lampe yooyu ni muy doxee ak ni lampe Touba ca kanam yi doxee du benn ndax lampe yi fi nekk nee naa leen léegi dafay dox ci contacteur ak horloge lampe Touba ca kanam yi soxlawul loolu na am courant rek moom jox ko courant rek li ci def moom moo koy lijjantil boppam. léegi nag pour lampe yooyu nga mën leen a boole ci benn ligne dafay xaw a compliqué moo tax ñun ñu xalaatoon ne. bu ñëwee ci benn ligne boo xam ne lañ fa fekk ci ay lampe yuy tàkk bariwul dañuy démonter yooyu yóbbu ko ci fa amagut ay lampe alignement boobu ñu def ko lampe yii ndax boo leen boolee ci benn ligne da ngay am jafe-jafe technique te loolu techniciens yi ñoo ko confirmé da ngay am jafe-jafe technique ci bii di doxee horloge bee di doxee capteur liggéeyu lampe yi nag tey jii lay fas yéene tàmbali incha allah bu ci yàlla àndee. coût globalu lampe yi tamit niñ koy faral di waxee Touba ca kanam coût montant yi muy
déclaré toujours da koy dépassé ndax coût globalu lampe yi 50 millions la moom lañ ko jënd en espèce bu ma nee da koy dépassé nag mooy da ciy am yu ciy war a war ci ay main d'œuvre ki transport ak yeneen ak yeneen yooyu en général ñu bokk ci liggéey bi ñoo koy jaayante taxawu ko ba mu jàppandi ci anam goo xam ne boo ko doon jëndi feneen day gën a cher suivi bi Touba ca kanam moo koy jël en charge bien da ciy ànd ak mairie nag ndax Touba ca kanam du def lu mu ànd ak commune bi ci loo xam ne ci loxol commune bi la nekk ginnaaw bi mu ci amee ndigalu sëriñ bi waaye si Touba ca kanam moom lépp lu muy réalisé day jël bëtam teg ci suivi bi ndax alali mbooloo la yor te mbooloo ku yor seen alal da nga leen koy sàmmal ba tax la taxoon ñu joxe ko ñu mën cee teg seen bët. di wax ne maa ngi fi ñëw taxawal ànd feek maire taxawal fi maire ànd ak son directeur de cabinet monsieur Diakhaté mu ngi ni sama côté ñu ñëw ngir teewal fi monsieur le maire moom ci boppam nag mu bëggoon ñëw waaye yàlla dafa dogal mu am empêchement ba mënul ñëw moo tax mu yebal nu ne nañu teew ci cérémonie de lancement bi Touba ci kanam di am di wax ne rek mi ngi feddali ngërëmam di feddali mbégteem ci lu mel nii ndax moom ci boppam même bu waxul sax ci turu maire ci turu boppam rek jàpp na lépp lu ñu war a def ci dëkk bi moom la war kon lu toll nii liggéey bu toll nii ak envergure bi mu yor suñ ko dee def da ciy bég sant ci bu baax di xamal ne mi ngi seen ginnaaw di montrer toujours disponibilité am ak àndandoogum ànd ak Touba ca kanam ngir lii ñu sumb jëm ca kanam du ma dellusiwaat ci détail ndax ki jël kàddu gi sànq wax na ko éclairage public dafa bokk ci luy jëmal dëkk d'abord ensuite lu koy jox sécurité ndax ñuggal ak lëndamaay loolu bokk na ci li nga xam ne si dana tax insécurité développé ci am réew ko ñaawteef yi defkati ñaawteef yi également dana ci mën a profiter pour def seen liggéey loola kon bu fekkee nañu taxaw ngir sàmm dëkk bi ngir mu leer loola tawfeex la donc amuñu ci benn frontière amuñu ci benn différent amuñu ci benn wax boo xam si dana mën a am suñu diggante ak ñoom collaboration bi ndax avant que commune di ñëw avant que Touba kanam di créé woo ñun ñoo fi nekkoon doon liggéey nekk bokk ndey bokk nekk baay bokk dëkk bi li leen war ci dëkk moo nu war ndax ñun ñëpp ay dañuy contribuer également ci Touba ca kanam parce que kenn ku nekk de façon individuelle chacun la nga xam si li yaa ngi koy joxe ci Touba kanam yaa ngi koy joxe indépendamment de sa appartenance ci commune wala nga appartenant ci benn association. di rafetlu seen liggéey ndaxte c'est des partenaires de la commune de Touba Mosquée te partenariat bi nekk benn partenariat bu dëggu bu ànd ak pas-pas bu ànd ak engagement bu ànd ak ni ñu koy waxee ci gëm yéene ndaxte li ñu gis tey ji dañ fi ñëw pour dalal seen lamp yooyu pour les réceptionner mun toll ci ay 1960 lampadaires ak yeneen lamp yi nga xamante ni bi depuis daaw ba ren ñu ngi koy andi commandé di ko dugal ci kër yi ñu war a donc dalal lamp yooyu tey réceptionner leen liggéey gi nag day tàmbali waxtaan nañ seeg mairie ba mu mokk rumbax lu des rek mooy dem sur le terrain monter lamp yi président wu Touba ca kanam wax na leen léegi naka la ñuy procéder n'est-ce pas à l'installation de ces lampadaires parce que am na yeneen lamp yu ñuy fekk fii yu ànd ak ay horloge xam nga jamono day dox ñoom nag seen liggéey li tax mu neex moo di dañu ànd ak jamono ndaxte lamp yi ñu fi andi lamp yi nga xamante ni bi la bu leeree day fay maanaam bu demee ba naaj bi jant bi commencé jóg rek moom capteur crépusculaire boobu mu nga xam ne moom lañ ko doté dafay signaler lampe bi rek lampe bi daal di ne kamaj fay su demee ba mu lëndëm ba mu toll fi nga xam ne war na tàkk tamit rek day daal di tàkk loolu bokk na si li nga xam ne ni dafay sakkanal énergie te xam ngeen jamono bi yëpp ñu ngi wax si affaire courant cherté bi ak yooyu te lampe mbedd commune moo koy gérer moom tey jii bu ñëwee nekk partenaire commune nekk si wetu commune si ndégalu sëñ bi fas yéene àndante commune bay waaram si commune bi parce que dëkk si dëkk bi tekki fi dara ko gën
ñoom nag dañoo taxaw du si waru lampe bi rek laa leen di seedeel ndaxte même si wàllu environnement bi keroog bu ñuy installé bu ñuy jëmbat garab yooyu maa ngi teewoon foofu si seen opération boobu de reboisement. boo ñëwee tey jii gis ñaari voies yi gis nu mu rafetee nu mu taaroo ak cocotier yooyu ñu si def ñoom la ba pare dañ ko sécuriser en même temps tey jii ñuy dox si wàllu électricité éclairage public. comme nu ko président waxee éclairage là où passe l'éclairage public l'insécurité trépasse maanaam éclairage fu mu taxaw rek insécurité day daal di faatu day daal di daw ndaxte Samba Boy mi ngi opéré si béréb yi nga xamante ni bii c'est mal éclairé moo tax donc ñoom non seulement dañuy leeral dëkk bi waaye tamit bokk nañu tamit suñuy xeex si wàllu insécurité bi aussi loolu nag ñu ngi leen si gërëm di leen wax ni Touba sa kanam donc sa kanam jërë ngeen jëf